bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin xaasatan saaxibul kitaabi sayyidi wa qurratu ayni Salaahuddin wa jamii ahbaabihi wal muntasibiina amma ba'du. ginnaaw biñ sant Yàlla di seen saa kon ñu dellu si waat fi ñu jomoon ci jotaay bi weesu maam dañuy def benn rétro ci dañuy yeggale fi ñu yemoon ci jotaay bi weesu ci benn rétrospective la ñuy wax waaw récapitulatif exactement voilà récapitulatif ci jotaay bi weesu lañu gisoon ci wàllug li nga xam ne moom lañu war a gis mooy awaalimul insaan maanaam borom bi subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama ba pare dëxëñ ci moom dugal ci moom ay xeeti àdduna yoo xamante ne dafa wuute xaqiqatan bu ñu gisee li mu junj ci biir ci biir maanaam chapitre bi ci ay àdduna yu nekk ci doomu aadama maanaam dafa am ay xeeti àdduna yu mu ci tudd donte am na yoo xamante ne dana maanaam da koo bàyyi maanaam mais nag li nga xamante ne moom mooy li ëpp doole ci àdduna yi nit ak li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo yooyu moom indi na ko yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala dëxëñ ci biir doomu aadama kon gisoon nañ ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa bind nit am benn particularité bu mu def ci moom mooy ne nit kese moom moo am maanaam loo xamante ne dafa absolu dafa infini dafa illimité te mooy ruuxam comme ni nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom rek maanaam moom moo infini moo absolu moo illimité mboolem mbindeef yi ci des yépp dañoo nekk ci restriction dañoo nekk ci délimitation dañ leen a tënk ñu gis ne nit tamit am na beneen particularité bu mu am mooy ne moom buy jaamu yàlla ngir sopp ko la koy jaamoom alors que ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen mbindeef yi xattaa malaaka yi bu ñuy jaamu yàlla ngir tiit ngir ragal lañ koy jaamoom et que gisoon nañ ne suñu borom subhaanahu wa ta'ala dafa am loolu mu defal doomu aadama ba nga xamante ne daf ko may choix ci mu ñëw topp ko maanaam de gré mu bàyyi ko de gré mu ñëwal boppam ànd ak loolu yépp ak sopp gi mu ko sopp yépp comme aada yi képp ku sopp kenn borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa am lu mu defal doomu aadama leneen lu yéeme mooy lan mooy dafay yàkkamti maanaam dafay bu doomu aadama jugee ci caaxaan maanaam nekk ci yoon bi nga xamante ne bokkut ak yoon wu baax wi bay ñëw di tuub si di ñëw ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koy day bit lool pour teeru ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci xadiis bi waaye noonu la tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala doyluwul ci di ñu xaar maanaam di xaar pour doomu aadama bi jugee ci caaxaan ya mu nekkee moo xam kéefër la wala ci lu bon la wala ci lu mën di doon pour dellu si ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala nekkul di xaar loolu waaye saa yoo yamul foofu kese mais saa yoo ñëwee jëf premier pas bi pour jublu ci moom rek moom day xillu day gaaw ngir yàkkamti ngir daje ak yow ba pare buy daje ak yow day daje ak yow ànd ak di la tatagal di la maanaam kontaan lool ci maanaam ay milliers et des milliers de fois que yow ni nga xamante ne noonu nga koy defee waaye tamit yamul foofu waaye li nga koy sori yëpp pas moom li mu lay sori ndax moom yàlla du la sori abadan mais yow li nga koy sori yëpp moom dafay nekk maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala daf lay tudd maanaam day kon ne ci sans waaju yëg seegul ñëwagut waaye dangam di la tudd maanaam durant sa éloignement bi nga am par rapport ak
subhaanallah par rapport ak moom léegi foofu mu amoon benn exemple boo xamante ne moom la joxe woon mu ne imagineel ndaw soo xamante ne dafa am benn waay bu mu bëgg mu wut ay cadeau jox ko maanaam mu wut ay cadeau jox ko ñu jekki-jekki mu koy gën a bëgg mu signé ay chèque ñu jekki-jekki mu koy gën a bëgg mu jox ko caabi oto beeg caabi kër gi def ko ci turam lu bëgg gi di gën di tar li nga koy jox di gën di bari ba à un moment donné bu demee bu bëgg gi yegg ci dayoog fi mu war a mën a yegg dootul yam ci jox ko leneen mais lan la koy jox voilà léegi nag mu ne xoolal borom bi subhaanahu wa ta'ala noonu la mel ak yow maanaam moom ruuxam la jox moom borom bi yow en tant que nit di ruuxam la jox comme ni mu ko waxee wa ruuhun minhu ruux la bu tukkee ci moom ak fa wa idha nafakhtu wa idha sawaytu wa nafakhtu fihi min ruuhi sama ruux voilà léegi kon borom bi subhaanahu wa ta'ala walillahi al-mathalul a'la daf laa bëgg yow doomu aadama day bëgg ba nga xamante ne daf laa jox ruuxam ba pare daal di bind mboolem mbindeef yi ànd ak taaral ko rafetal ko ay maanaam ay années ay millions et des millions d'années boo xoolee adduna bi mu ko ab defee léegi ba pare def na ko mu gën a rafetal ko lool ba pare jël temps ci bind bi mu ko bind ngir rek mu gën a parfait maanaam mu ba pare mu informé la ci loolu ngir wan la ne la yow li nga ko jaral parce que adduna bi yëpp daf ko bind ngir yow doomu aadama boo xoolee dundu doomu aadama yi ci kaw suuf maanaam dundu suuf si ay millions d'années la mais dundu doomu aadama ci kaw suuf buñ demee ba au maximum deful 30 000 ans te loolu kon xoolal borom subhaanahu wa ta'ala temps bi mu jël pour préparer adduna bi rek pour yow nga ñëw nga mën ko ñëw maanaam ba mu pare pour yow nga mën ko habiter pour yow nga mën ko maanaam pour wax la li nga xamante ne moom la jaral waaye yamul foofu kese aussi moom dafa nëbb boppam ba tax kenn du ko daj borom subhaanahu wa ta'ala nan la def dafa nëbb boppam ba tax kenn du ko daj looloo tax xel yeeg maanaam malaaka yi ak xel yi doomu aadama yi mbindeef yi ñëpp di wër yàlla te mënuñu ko daj après nag mais nag cofeel gu tar gi mu am ci ñun doomu aadama tax na ba mu xamal ñu ne moom mi ngi ànd ak ñun fuñ mun ne waaye ginnaaw gi borom subhaanahu wa ta'ala daal di wàcce waat boppam daal di benn projection wàcce boppam ci wàllu googu daal di ñuy xamal nañu ñun fu ñu mën a jublu rek daañ fa gis yàlla maanaam fu ñu mën a jublu rek daañ fa mën a gis borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu maanaa yooyu gisoon nañ ko ci jotaay yéen a weesu wala jotaay bi weesu tamit am na lu ñu ciy junjoon borom bi maanaam boo xoolee nag yii yépp nag wàccuwaay yi nga xam te ne malgré que dafa wàcc pour wax ak ñun suñu niveau te loolu mbaaxam la ak bëgg sopp gi ñu sopp moo tax muy wàccee langage am ba bay wax ak ñun suñu niveau loolu xeet yooyu yëpp nag maanaam xel du ko mën a dab maanaam xel du ko mën daj loolu nag mbindeef yëpp ci yam mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala kenn gisu ko kenn xamul ci moom dara kenn dajul ci moom maanaam dañ ko réere maanaam ci essence am comme ni nga xam te ne dafa nekk ci dayoog nëbbatu loolu moom kenn amu ci accès gisoon nañ tamit ne borom bi maanaam que ni ci note de bas de page bi Sayyid Muhyiddin radiyallahu anhu doon wax ci maanaam Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu di wax ne maanaam ci gàttal daal que ni mbindeef yi nit ñi mënuñoo am accès ci yàlla malaaka yi ñoom boo xoolee jaamu yàlla gi leen yàlla di jaamuloo ñoom farata rek lañ am maanaam farata rek lañ am parce que seen temps yëpp farata moo koy jël alors que ñun am nañ farata yàlla ba pare may ñu ci biir farata mu may ñu beneen temps boo xam ne daan ci mën a naafila te pour ñu mën dem ba nga xamante ne comme yàlla kenn mënu ko gis ak say bët kenn du ko mën gis même ak bëtu xolam
mais il faut que yàlla wëlbatiku nekk sa gis-gis yow maanaam sa gis-gis bopp wëlbatiku nekk yàlla ci boppam bu boobaa à travers yàlla ngay doog a gisee yàlla loolu moo mun ne à travers yàlla nga mën a amee accès ci yàlla totalement te loolu pour mu mun nekk il faut que ngay def ay naafila comme ni ko hadith bi waxee te loolu malaaka yi amuñu ko loolu tax malaaka yi ñoom mënuñu fort mënuñu am accès ci loolu alors que nit moom mën na évoluer spirituellement di évoluer ba am accès ci loolu. ci gàttal daal ci gàttal loolu la voilà moo tax kon suñu borom subhaanahu wa ta'ala dafa am benn wàccuwaay maanaam dafa wàccewaat boppam ba mën a yegsi ci nit maanaam mais moom parce que moom daf koo jagleel muy mën a am naafila comme ni hadith qudsi bi wax ne maanaam di defar nañ tax ci hadith qudsi bi de wax nañ ko wala waxuñu ko woon. si defar nañ ko. naan borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wàcce boppam beneen xeetu wàccuwaay ba pare def ko mu nekk loo xamante ne daf koo jagleel ki nga xamante ne dafa amee naafila moo tax ki nga xam ne mooy indi mbig maanaam information yu nouvelle yu baax yi yu neex yu rëy yi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñu bégale ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala wax na ne jaamam maa taqarraba ilayya abdi maanaam wa maa taqarraba du sàkkoo jegeñ ilayya jëm ci man abdi sama jaam bi shay'in ci dara ahabba bu lu gën a sopp ilayya ci moom mimma ci li nga xam ne iftaratu farataal naa ko alayhi ci moom maanaam kon jaam bi borom bi subhaanahu wa ta'ala nit ki du ko gën a jege lu dul ci li nga xam ne moom la ko lan farataal loolu moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala gën a bëgg moo tax nit bu bëggee jege borom subhaanahu wa ta'ala li muy njëkki te war ko def priorité mooy lan farata yi su fekkente ne da ngay màbbal farata yi yow doo dem doo mun yegg fenn doo am doo mën dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala doo mën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala doo mën a am évolution spirituelle bu normal doo ko mun am su fekkente ne yi borom bi subhaanahu wa ta'ala farataal ci yow defoo ko respecté wuloo ko loolu moom moo tax bokk na ci nax sa bopp mooy ngay sonn ci yi nga xamante ne du farata ba pare bàyyi fi yi nga xamante ne ay farata lañ loolu moom xeetu nax sa bopp la boo xamante ne nax sa bopp ëpp ko doole yàlla nañu yàlla sàmm kon borom bi lii la bëgg ci yow maanaam borom bi moo lay wax moom nan nga koy jaamoo pas yow yaa koy imposer moom nan nga koy jaamoo loolu la loolu tax Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bi muy def tasawuf bi mu koy définir maanaam lu ñuy wax le soufisme bi mu koy définir dafa ni mooy xaqiqatu tasawuf mu ne huwa imtisaalul amri wajtinaabun nahi wa ijtinaabul mu ne imtisaalul awaamiri wajtinaabun nawaahi zaahiran wa baatinan min haythu yarda la min haythu tarda mooy nga jëfee ndigal yi loolu mooy tasawuf après ñu seet ba xam ñun li ñuy dund tasawuf la tudd wala leneen la tudd mooy nga jëfee ndigal yi yàlla digle nga di leen def appliquer nga bàyyi tere yi yàllay tere nga bàyyi leen ci zahir ak ci baatin maanaam ci biir ak ci biti yépp nga respecté leen nim ko bëggee moom yàlla paa yow ni nga ko bëggee loolu mooy tasawuf yow bari na ci ñun wolof yu loolu lii nii définition bi boo ko jéemee appliquer ñu ne ibaadu ma voilà te loolu mooy tasawuf loolu la Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu définir ne lii mooy tasawuf après nag ñu seet am na ndeysaan benn mbokk bu ma mosoon di waxtaanal nii ñuy waxtaan ci définition tasawuf bi ñu waxtaanee ci définition tasawuf mu ne mu am benn définition bu ma joxe dama ko fàtte man ma joxe bii nii ne ko bii mooy définition tasawuf
bii laa gis ne moo gën a jub ci définition yi. après bi ñu kiiwee mu ne ma après ñu dëppoo woon ñun ñaar mujj gi ci ne nañu ubbi alxuraan bu ñu ubbee alxuraan aaya bi ñuy njëkk a tasee rek moom peut-être dinañu tegtal lan mooy dëgg-dëgg wax ji. bi ñu ubbee alxuraan ñu daal di tomber ci xat ujibat da'watakuma fastaqima wala tak naka la fastaqima xat ujibat da'watakuma fastaqima wala takuna minal mushrikiina yaakaar naa loolu la. mooy mu ne yàlla nangu na seen ñaan yéen ñaar tegu leen ci yoon bu jub bi rek te bu leen bokk ci ñuy bokkaale yàlla ma ni ko sama définition bi moom kon moo jub mooy loolu tegu leen ci yoon bu jub bi kese mooy de jëfe digal bàyyi tere yi jeex na ni ko yàlla bëgge faa yow ni nga ko bëgge fekk boobu yent yàlla Muusaa ak yent yàlla Haarun la doon wax ay sa sam yàlla nangu na seen ñaan yéen ñaar léegi fekk ñun tamit ñaar lañu woon yéen yàlla nangu na seen ñaan yéen ñaar tegu leen ci yoon bu jub bi rek voilà maanaam kon mooy loolu mooy tasawuf kon loolu première chose mooy lan lii tax nit yàlla bëgg ko sopp ko mooy mu def exactement li mu ko farataal ci kawam respecté bu baax juróomi julli ni ko yàlla bëgge ci temps bi mu ko bëgge anam bi mu ko bëgge et cetera leneen liy farata tamit nga respecté ko noonu lépp loo xam ne farata la ba te attention def farata bàyyi lu xaram moo ëpp doole def farata bàyyi lu xaram moo ëpp doole def farata loolu mooy su fekkente ne ñoom ñaar mënuñu maam dañuy rek loolu dañuy ba ma xënte il faut mu am boo def boo bàyyee beneen bi loolu moom mooy kon nga bàyyi lu xaram moo ëpp doole ngay def lu xam te ne farata la beneen mbir bi mu ne kon loolu mooy premier pas mu ne waaw mu ne wa ma yazaalu waaye du dañ abdi sama jàpp yataqarrabu di sàkkoo jegeñ li ilayya jëm ci man din nawaafili ci ay naafila hatta uhibbuhu mbete man ma sopp jaam bi tamit du deñ kon di ma sàkkoo jegeñ ci ay naafila yoo xamante ni xëy na teguma ko mais moo ko tegoo boppam naafila nag dafa am xeeti ñaari façon parce que naafila mooy ak ndollent rek mooy ndollent comme li Alxuraan wax bimu naan wa minal layli fatahajjat bihi naafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ak bimu naan kii Isxaaq wa Yaquba daal di teg ci daal ne naafila maanaam ne moo ja'alna Isxaaq wa Yaquba naafila maam Ibrahima alayhi salaam dañ ko may ñaari doom yoo xamante ne ak ndollent la maanaam moom doom bi mu doon ñaan mooy Seydina Ismaïl alayhi salaam yàlla may ko nag Isxaaq doole ko ci Yaquba maanaam may ko Ismaïl Isxaaq nee na Yaquba mu nekk naafila mooy ndollent kon naafila mooy loolu sauf que fii naafila dafa am ñaari catégorie naafila bon loolu mooy de manière générale ci benn façon cas de figure bi foofu rek laa koy traité parce que bëgguñu taxaw tamit trop ci kii bi naafila bu njëkk bi mooy naafila bi nga xam ne farata la c'est-à-dire que yow yaa ko toggoo waral ko ci sa kaw yàlla waralu ko ci sa kaw mais yow yaa ko jël yu waral ko ci sa kaw mooy comme wird yi ñuy def ci tarixa yi mu am beneen naafila boo xamante ne warul sa kaw parce que waralu ko sa kaw niséro ko mooy lan mooy beneen xeetu naafila yeneen yi ci des waaye yooyu yëpp nag nit ki du deñ di ko saxoo hatta uhibbuhu mbete ma sopp ko maanaam boo demee di saxoo nag loolu di ko saxoo di saxoo ay maanaam di def farata yi ba pare teg ci naafila yi di def da ngay dem ba benn jamono borom subhaanahu wa ta'aala da ngay daal di sopp waaye mu ne fa iza ahbabtuhu su ma ko soppee kuntu maay mujj doon sam'ahu dégg-déggam allazi bi nga xam ne yasma'u bihi moom lay dégge wa basaruhu maay doon gis-gisam allazi bi nga xam ne yubsiru bihi moom lay gisee wa yadahu maay mujj doon loxom allati bi nga xam ne yabtishu biha moom lay laale wa rijlahu maay mujj doon tànkam allati bi nga xam ne yamshi biha moom lay doxe
maanaam yàlla mooy mujj doon c'est-à-dire que yàlla mooy nekk yow sa gis-gis sa vue sa ouïe maanaam sa sens boobu yàlla moo koy doon yàlla la sa yàlla mooy mujj doon sa kon sa lépp rek maanaam yii daf leen tudd te boo xoolee yii nii da nga gis ne kon comme que mooy mujj doon sa gis-gis mooy sa dégg-dégg et cetera kon mooy doon sa xol mooy doon sa xalaat mooy doon sa làmmiñ parce que làmmiñ moom nga ëpp li ngay utiliser ci wàllu kër loxo ak tànk mooy doon et cetera mooy doon sa lépp rek boo xoolee dafa tudd cër yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw cër yi ci digg bi ak cër yi ci suuf mu daal di làmbaale lépp rek yaram bi yàlla mooy nekk sa lépp kon boobaa nit ki day nekk koo xamante ne ilaahi comme li ñu wax maanaam day nekk koo xam ne mbindeef la bu incarné sens yi nga xam ne ak réalité yi nga xam ne yooyu yàlla lañ loolu lay tekki beneen maanaa bi mu yor mooy day nekk nit koo xamante ne waxam jëfam doxam doxalinam xalaatam yëngatoom dalam léppam ci yàlla la ne léppam day tourner autour de yàlla moom yittim dootul tourner autour de leneen lu dul yàlla peut-être que nag léeg-léeg ku xamul mën na ko gis mu nekk ci yenn yi mu foog ne kii ci leneen la yëngatu lu dul yàlla waaye moom ci boppam ci yàlla la yëngatu kon loolu moom mooy xadis bi am na tamit beneen mbir bu xadis bi di wax ci wàll gi mooy bu yàlla mujjee nekk loolu maanaam kon bokk na ci sens yi mooy kon moom ay jëfam yépp dootul nekk ci dara lu naqar yàlla lu neexut yàlla loolu lay teg mais am na beneen maanaam te boobu nag moom moo baax parce que maanaam boobu moo gën a dëgër te loolu mooy karaama bi gën a kawe mooy afdalul karaama mooy al istiqaama mooy teg coowooral tegu ci yoon bu jub bi mooy miracle bi gën a rëy loolu moom moo tax Sayyid Abul Hasan Ash-Shadhili radiyallahu anhu doon wax naan ku yàlla may loolu ngay wut beneen miracle c'est parce que xamuloo li nga am yàlla bu la mayee ngay topp ci yoon bu jub bi nekk ci jub di doxal di sellal comme ni ñu koy waxe ba noppi ngay wëlbatiku di xalaat naat di xaar beneen xeetu miracle bu la yàllay jox c'est parce que yow xamuloo li nga am lu mu doon parce que li nga am ni mooy miracle bi gën a rëy ci xeeti miracle yi te loolu ku ko weddi même ñu melul noonu xam nañ bu baax affaire bi may wax nii xam nañu ne dafa compliqué trop nga tegu ci yoon bu jub bi 100% ñoom loolu gaa yi xam nañ ko ah dafa compliqué trop li nga xamante ne moom mooy li jaadu maanaam le naturel c'est-à-dire que comme nag laa tas alan naka la ko sax am na nu ko wax sax ma naan la tas alan anil ghawi kayfa ghawa lakin bal sa'ilan anil muti' kayfa hada su xeetu wax yu mel noonu la daal maanaam bul laaj ki def ki sànku nan la def ba sànku loolu bul ko laaj parce que loolu mooy li normal maanaam li normal mooy waa ji dafa dëng waa ji dafa jubadi parce que tentation yi ñoo bari parce que situation yi nga xamante ne ñoo nekk fii te mën a tax ba nit ki du tegu ci yoon bu jub bi dañoo bari ay millions et des millions de tentations la voilà mais kon loolu yow bul ko laaj ki sànku alku nii wa la tas'alan an halikin kayfa ghawa voilà loolu la voilà bul nekk di laaj ki nga xam ne dafa alku nan la def ba sànku kooku bu ko laaj parce que loolu mooy le naturel mais ba contraire bi mooy laajal ki jub nan la def moom ba jub nan la def rek ba mucc waaw ki fexe ba mucc ak problème adduna bi ni mu mel yëpp tentation yi ni mu bëree li mën a gaar nit ki ni mu bëree obstacle yi ni ñu bëree moom mu fexe di fexe ba mucc moom yow léegi kooku nga war a moo la war a impressionner mais comment il a fait
donc loolu la kon loolu mooy li nga xam ne loolu moom mooy miracle bi gën a rëy mais am na beneen xeet maanaam mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala bu la mayee loolu day mujj bu nekkee ci sa cër yooyu yow wala sa sens yooyu parce que boo xoolee ci hadith bi yenn yi ay cër la yenn yi ay sens la yenn yi nga xam ne ay cër lañ ay sens lañ mooy comme dégg-dégg mooy la vue du bokkut ak bët mooy cër bi bii gis di gis-gis mooy sens bi mooy kii bi la vue mooy kii bi faculté bi mooy faculté bi waaw mooy faculté bi voilà kon loolu alors que tey boo xoolee moo tax moo dégg-dégg loolu la wax mais bu dee tànk ak loxo ay cër lañ maanaam waxul faculté de marcher wala faculté de toucher non mais cër bi ci boppam la tudd maanaam li mu tekki boo xoolee mu tudd yenn yi mu nekk faculté bi yi ci des mu nekk cër bi ci boppam membre bi ci boppam bi contenir faculté bi mooy daf lay junj ne léppam yàlla la maanaam léppam yàlla la nit ki noonu cependant nit ki comme li Seydi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu wax ne nit ki su demee ba yàlla may ko njub maanaam miracle yi day génnee fi nga xamante ne ci cër bi nga xamante ne moom la maanaam moom la préserver tegu ci yoonu njub ci cër boobu maanaam comme par exemple dafa am miracle bu aju ci bët maanaam tey par exemple bu dee yàlla da lay may boo xoolee nit gis ci moom yu bari nii wala boo xoolee mën a toog fii nii di gis par exemple toog fii nii am benn affaire buy xew par exemple New York nii nga toog jàkkaarloog moom te yaa ngi nii amul télé amul dara na nga toog rek jàkkaarloog moom ak xeet maanaam xeet yooyu noonu nga xamante ne ci bët la aju xeetu miracle yooyu loolu ki ko yàlla di defal mooy ki nga xamante ne dafa préserver bëtam ci lu xaram kooku la ko yàlla di defal bu fekkee ne sa làmmiñ la nga xam te ne loo xës ba tudd sa tur bu sa làmmiñ laalee rek affaire bi am barke wala affaire bi tegu ci yàlla wala affaire bi kii kooku mooy ki préserver làmmiñam ci lu ñaaw kooku la ko yàlla lay defal comme miracle masalan di mën di dox ci kaw ndox mi di mën di dox ci jaww ji loolu ki nga xam ne dafa préserver tànkam la ko yàlla lay defal ki nga xamante ne maanaam comme nii yenn doom bu sell bu yiw bu ki nga xam ne dafa préserver awram la ko yàlla lay defal maanaam képp kenn ku ci nekk dafa am sa xeetu miracle boo xamante ne yàlla kim bu la koy defal c'est parce que da ngaa préserver nangam ci sa yaram ci sa cër yi wala ci sa sens yi comme dégg-dégg yi tamit noonu la toog fii di dégg li bu gaa yi tuddee sa tour à 400 kilomètres à 1000 kilomètres 5000 kilomètres nga dégg ko ñu wax tudd la wax nga dégg li ñuy wax loolu ñi préserver seen nopp ci yu xaraam yeeg yooyu ñooñu la ko yàlla defal maanaam xeetu miracle bu nekk ak lan ak façon nit yi yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga xadis boobu kon mu ne ci note de bas de page rawaahu solo na ko al-Bukhari imam al-Bukhari wa Ibn Hibban al-Busti wa al-Bayhaqi fi sunani ci sunanam sunan al-Bayhaqi wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu moom saxaaba boobu wa rawaahu solo na ko tamit Ahmad wal Hakim wa Abu Ya'la wa Tabarani fil Awsat ci Mu'jam al-Awsat bi wa Abu Nu'aym te mooy al-Asbahani fi tibb ci téeram boobu mooy at-Tibb wal Bayhaqi imam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi fi Zuhdi ci téeram boobu az-Zuhd wa Ibn Asakir rahimahullah an ummul mu'minin ñu solo ko ci sayyidatu Aisha maanaam ummul mu'minin sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa rawa solo na ko tamit Ibn Sinni maanaam ci at-Tibb maanaam an Samawayhi maanaam Ibn Sinni mooy taalibi imam an-Nasa'i moo solo téere an-Nasa'i rahmatullahi alayhi voilà wa Abu Ya'la tamit solo na ko an ummul mu'minin ci nday jullit ñi mooy as-sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha dégg nga léegi nag mu ne kon fan nawaafili naafila yi baada ginnaaw itmaami mottali al-faraa'id farata yi kaanat nekk na kon sababul hubbi di sababu cofeel alxaas bay aji jagoo alladhi bi nga xam te ne azhara moom la feeñal alxaq bur yàlla taala aji kawe ji li abdihi ñeel jaamam bi annahu ne kat moom taala aji kawe ji
moom buur yàlla day daal di mujj nekk ne sam'uhu dégg-déggam wa basaruhu gis-gisam wa yaduhu ak loxoom wa rijluhu ak tànkam fi hiin ci jamono ji nga xam ne asbata ci la saxale al abdu jaam bi damiri ci maanaam damir bi mooy pronom possessif bi fii ci bi mu naan al ha maanaam mooy bi nga xam ne symbolisé par ha boobu naan sam dégg-déggam moom jaam bi gis-gisam moom jaam bi dégg nga tànkam moom jaam bi loxoom moom jaam bi maanaam kon muy delloo wax ji ci jaam bi et que kon c'est-à-dire que comme loolu yàlla mooy sa partie boobu loolu lay tekki maanaam kon yow yàlla partie la ci yow ce qui mooy gis-gis la ci yow dégg-dégg la ci yow et cetera dégg nga voilà comme ni nga xamante ne noonu la ko hadith bi waxe ci bi mu naan fii samay yi dégg-déggam ba basar yi gis-gisam wa yadu loxom wa rijle ak tànkam léegi loolu kon naafila moom mooy li nga xamante ne léegi nag bi mu naan borom bi subhaanahu wa ta'ala kon dafa feeñal loolu mu ne borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne xawlu naa wax gi ñu waxoon ne allazi bi nga xam ne bii ci moom azhara la feeñale mooy li andoo dafa fekk ne moom buur yàlla taala aji kaw ja alal xaqiqati ci dëgg-dëgg mbir mi ni mu nekkee inda ahlillahi fa nit yàlla yi al aarifiina ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi nànd dëgg ci yàlla huwa mooy ne xaqiqatu moom yàlla mooy dëgg-dëgg as-sam'i dégg wal basar ak gis-gis ah dégg-dégg wal ak gis-gis wal yad ak loxo war rijl la ak tànk fil kulli ci ñépp en réalité yàlla mooy yàlla loolu moo mës a am yàlla moo mës a nekk loxol ñépp moo mës a nekk dégg-déggu ñépp moo mës a nekk gis-gisu ñépp mais xanaa gisoo subhaana rabbi booy xool xam nga yow faculté gis boobu mayoo ko sa bopp te sooy xool subhaanallah ni affaire yi di xewe da ngay gis ne lii du yow dafa indépendant ci yow booy dégg maanaam fi affaire bi di jaar yépp ba dégg-dégg réaliser wu ba nga mën am perception totale ci affaire bi mais yow dafa indépendant ci yow tey boo toogee day subhaanallah boo yëkkati sa loxo di ko teg di yëkkati di def maanaam mouvement yi ngay def ak sa loxo yëpp boo ko xoolee nga xoolaat ko dëgg-dëgg di nga gis ne yow maîtriser wuloo ci dara ci dara yàlla daf ko mettre à ta disposition de manière totale mais en réalité yàlla la mais nag sauf que mu ne kon walay sa nekkul loo xam ne walay sa gis nga mbir mii mu wax ci xadis bi walay sa nekkul loo xamante ne maxsuusan daf koo jagleel bi man amana ci ki ko gëm loolu particulier wul ci ki ko gëm aw wala boog taqarraba mu sàkkoo jegeñ lu ci yàlla du kooku tamit la particulier ci moom waaye wa innama li am ba des nag mooy laa ya'lamu du xam zalika loolu min nafsihi ci boppam illaa lu dul man ki nga xamante ne amana gëm na wa taqarraba te sàkku naa jegeñ lu bin nawaafili ci di ko jaare ci ay naafila ba'dal faraa'id ginnaaw farata yi maanaam loolu la c'est-à-dire que en réalité yàlla mooy dégg-déggu ñëpp mooy gis-gisu ñëpp mooy loxol ñëpp mooy léppi ñëpp mais loolu ki koy mën a yëg du ko xam maanaam ki ko loolu ku gëmul yàlla nii ba sàkkoo jegeen lu ci ay naafila du dem ba affaire bi évident ci moom du ko mën a xam loolu moom moo tax yàlla ñooñu rek la koy feeñale maanaam moo tax du ko mën xam mais sinon comme niñ ko gisee ci jotaay yi weesu dara nekk fi lu dul lan yàlla ak lan ay turam ak ay melom ak ay jëfam jeex na sinon loolu rek a fi nekk mu ne wa hada lii nag maa qasarnaa mooy liñ jublu woon fi safahaati ci këyit yi as-sabiqati yi jiitu mooy page yi jiitu min qawlina ci wax gi ñu wax ne annahu nako moom yàlla taala aji kaw ji qaribun dafa jegeñ minal kulli ci ñëpp yàlla dafa jege ñëpp walakin waaye nag laa taxas yow doo yëg anta yow bi annaka nekk yow kat qaribun ne jegeñ nga minhu ci yàlla illaa lu dul iza taqarrabta boo sàkkoo jegeñ ñu ilayhi jëm ci moom loolu la mooy yàlla moom ñëpp la jege mais sauf que yow doo yëg jege googu mu la jege ne yow da nga koo jege ndekete lu dul soo defee effort pour jege pour rapprocher wu ci moom kon loolu moom moo nekkoon li ñu jublu ci wax bi léegi nag mu ne nag fa lamma ba nga xam ne araada na mën a allah buur yàlla taala aji kawe ji an yuzhira ci mu feeñal mbir wu tukkee ci moom buur yàlla taala aji kawe ji allah maa li nga xam ne yu sama moom la ñuy tuddee al insaanu doomu aadama moom la ñuy tuddee nit yàlla nag léegi bi mu demee ba nga xamante ne dafa bëgg dani xaaral ma créer nag
ma génne nag ci àdduna bi ma amal nag lu ñuy tuddee nit qaddara ci lan dafa nattale la hoo ñeel ko awaalim ay tur yoo xam ne asmaaha mu ngi leen di tuddee nii mooy tuddam ar ruuxu lu ñuy wax ruux dafa am ruux mooy esprit wal jismu am lu ñuy tuddee yaram wan nafs am lu ñuy tuddee bakkan wal qalbu am lu ñuy tuddee xol wal aqlu am lu ñuy tuddee xel wal xayaal am lu ñuy tuddee ceñeer wala imagination maanaam mooy fiction wala janeer wala janeer wala voilà loo xam ne daal ci xayaal daal mooy imagination fiction kon yàlla loolu la def bi mu bëggee nga exister yow en tant que nit daf laa tracer rëddal la délimiter la ay àdduna yu mu bind def ko ci yow bu tuddee ko nii waaye comme niñ ko waxee yii mooy yi nga xam ne ñoo yi ëpp solo ci nit mais sinon nit am na yeneen àdduna yoo xamante ne nekk na ci moom lu demee nekk li ñuy tuddee asirru mooy mbóot muy secret moom tamit àdduna la boo xamante ne comme ni ko ñépp xame du fees mukk lépp looy bañ keneen yëg ko rek ku dul yàlla rek fa nga koy dugal et heureusement que yàlla defal na loolu doomu aadama subhanallah heureusement que yàlla defalal na la loolu de telle sorte que da ngay am lu ñuy wax mbañ gàcce maanaam da ngay am loo xam ne domaine réservé la waaw su sutura isoloir waaw mooy isoloir voilà waaw boo xam ne voilà forteresse de telle sorte que lépp loo xamante ne da ngay bañ keneen ku dul yàlla nag même malaaka yi da ngay bañ ñu am ci accès rek foofu ngay jël mbir mi dugal ko fa te boo ko fay dugal subhaana rabbi du am benn problème amul benn problème boo ko fay dugal amul mitit amul dara day naturel ya subhaanallah allah waaw alhamdulilah de danañ sant yàlla bu baax parce que yàlla bi muy defalee lool ndax loolu lu tuuti te boo ci dugaloon adduna bi yépp ak li ci biir ak li ko wër yépp lépp mën naa dugg ci biir te adduna boobu du fees te pourtant yàlla mi ngi la ko defal yow ci sa biir mais nag am na beneen adduna bu gën a xóot loolu bu gën a sew bu gën a encore secret maanaam sirru sirr wala bokk axfa maanaam mooy secret wala bokk maanaam lu ñuy wax maanaam al axfa mooy lu gën a xóot encore foofu nag par contre nit ki du fa am accès lu dul mu am fathul akbar nit ki su amul fathul akbar rek du am accès ci àdduna boobu foofu nag borom bi subhaanahu wa ta'ala da ngay gis ne communication yi yàlla di am ak sa ruux communication bi ci àdduna boobu la koy defee voilà communication yi yàlla y waxtaan ak sa ruux ci àdduna boobu la koy defee léegi nag yow boo amee fathul akbar maanaam mooy fathul akbar mi ngi amee mooy ci lan ci sa bakkan bu tojee bakkan sa bakkan mooy barrière bi dox sa diggante ak sa yaram nii ak sa yëg-yëg yu zahiri ak sa ruux li tax sa ruux xamoo ci dara amoo ci accès loolu la mooy dafa am lu ñu tuddee bakkan loolu benn àdduna la bu yàlla bind teg ko mu nekk barrière dinañ ko gis insha allah bu nekk sa diggante yow ak sa bopp ba tax doo xam sa ruux loolu tax tey nit ku amul fatxu ni buy ko laajee boppam xamul boppam yow yaay kan mën a rek la mën a wax jeex na amul leneen tey définition bi gën a màgg ci ne man maay diw mooy turam lay joxe wala mu ne man a wala mu commencé indi ay liste lu dul jeex ci ay wax naan jaar naa fii yooyu yëpp ay jaar-jaaram la rek mais waxagul ba tey mooy kan essence am lui même en tant que tel en soi lui en soi son être son essence ba tey waxagu ko man a rek lay mën a wax te yow la kan nga daal di tudd sa tur jeex na lii mooy li gën a màgg li nga mën a wax
te li gën a yéeme mooy yow li nga xam ci sa bopp moo gën a rëy fuuf moo gën a bari que li ñeneen ñi xam ci sa yow ci sa bopp ànd ak da ngaa réere sa bopp complètement subhaanallah. mais boo demee ba am fathul akbar nag ba nga gis nag aalam boobu adduna boobu nga xam ne yàlla da ko créer malgré mu nekk ci yow mais di nga gis nag d'accord ndekete adduna bi maanaam di nga gis ni borom bi di communiquer ak sa bopp yow ak sa ruux ngay gis ni muy waxtaan ak yow nga di ko tontu te ndekete avant loolu yow yëgoo woon ni yaa ngi waxtaan ak yàlla te yéen a ngi tontonte yow yëgoo ko woon. yooyu tamit benn xeetu adduna la yàlla bind ci doomu aadama et cetera. Allah donc mu njëkkee ci kon ñaata àdduna la tudd acca ruux jism mooy lan yaram corps physique waaw ak lan nafsu bakkan mooy lam ak lan qalbu mooy xol mooy le cœur ak lan aqlu moom mooy xel mooy la raison l'intellect waaw xayal mooy kon juróom benn xayaal mooy fiction imagination mooy janeer et cetera. donc sëñ bi àdduna aqiqa ak àdduna sirru ñoom ci ruux lañ nekk ci ruux lañu dugg. non yooyu yeneen àdduna lañ yu nekk ci doomu aadama yow xam nga tey boo xoolee sirr diggante xel ak xol la ne ba nga xamante ne mooy secret. D'accord. Ce qui fait que lépp looy jël da nga ko fay dugal foofu nga koy dugal léegi sa xol ak sa xel ñooy xool ba xam dañ koy génne ci biti wala déet. D'accord. suñu gisee ne war nañ ko mën génne ñu génne ko su dee mënuñu ko génne ñu bàyyi. Parfois tamit day dem ba nga xamante ne sa xol danaan communication bi ma am ak sa àdduna bële dafa diis ci man. mënatuma koo bàyyi ci biir mënatuma koo bàyyi foofu maanaam élément bii nga ju dugal fii mënatuma ko fay bàyyi xel daal di ñëw daal ni waaw kon garaawul lañ ko génne. xam nga mooy dina nag mooy c'est un secret terrible boo xamante ne pendant des années daf ma tere nelaw wala normalatuma nga gis koo xam ne secret da koy jàpp affaire bi metti ci moom ba nga xamante ne daanaka mënatu la lekk mënatu la naan muy commencer sew rek di wàññeeku. di jeex waaw donc voilà. mais loolu beneen àdduna la mais sirru non mais axfa mi ngi nekk ci diggante xol ak ruux communication bi muy am ci ak ruux ci àdduna boobu nag borom bi subhaanahu wa ta'ala tamit xam nga comme yëpp la même sa yaram bii ni dafa am ay communication bu yàlla di am ak sa yaram te pourtant léeg-léeg nga yëg ko léeg-léeg nga bañ koo yëg mais sauf que boo yeewoo ci nga koy xam nga tey bu ma defee nii laal fii mu tàng mu lakk moom rek ma rocc ko en réalité yàlla communiqué na ak man nag sama yaram bi léegi nag soit man maay xam ne yàlla daf maa bëgg a wax ne pourtant yow xéewal gu rëy laa la defal bi ma la defalee ngay yëg comme ni nga noonu yëg-yëg nit ñi dañuy fàtte subhaanallah allah hikma azimatun jiddan mu ne voilà dëgg la mu ne c'est que ñun dañuy faral di fàtte dañuy bu ñu amee métit dañuy jàmbat métit gi ba pare fàtte yëg-yëg gi te ki yëg-yëg googu xéewal gu rëy la bu ñu yàlla defal maanaam mooy lan mooy tey su fekkee ne dafa am lu may metti ñaari mbir ñoo fi ne mooy métit gi en tant que tel mais am na leneen mooy yëg-yëg gi tax mu mën a xam ne métit gi mi ngi fi du dëgg yëg-yëg bi tax ma mën a xam ne métit gi mi ngi fi léegi nag bokk na ci xéewal yu mag yi nga xam ne moom la borom bi def subhaanahu wa taala mooy ne yëg-yëg gi maanaam métit gi bu dul woon yëg-yëg gi gaa duma ko yëg mais le fait que ma am yëg-yëg tey bu ma yàlla ne woon naa dindi yëg-yëg gi maanaam bu ma yóbbee métit gi ma yóbbuwaale yi tamit yëg-yëg bi sens bi est-ce que di nga nangu wala déet
maanaam le sens parce que yëg-yëg gi mooy tax nga yëg lu neex ak lu naqari mooy tax nga yëg lu metteeg lu kii maanaam lu noflaay ak yooyu maintenant yëg-yëg googu tey est-ce que maanaam kon ce qui veut dire que ni méthode gi même bu fi nekkee bu mu la tere ngay sant yàlla ci yëg-yëg gi voilà xam naa buñ jullee ba pare insha allah yeggale wallahu ta'ala a'lam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du voilà waaw kon xam naa insha allah ñu yeggale fi ñu yemoon ci wàllu adduna yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala defal kon ci maanaam ci doomu aadama bi kon gisoon nañ ne maanaam adduna yi yooyu yëpp nag nga xam ne moom lañ tudd léegi nii ay adduna la yoo xam ne maanaam ginnaaw yooyu maanaam kon dañu wax ne moom maanaam dafa tudd yi nga xam ne ñoom ñooy yi ëpp solo mais sinon comme yi ñu waxoon ne am na yooyu tamit yeneen xeetu àdduna la maanaam dafa nekk alamu sirr alamu axfa et cetera am na àdduna yoo xamante ni ci biir àdduna yi léeg-léeg dañuy yor tur yu bari selon li tax ñuy wax lu dama nekk alamul xayal léeg-léeg ça dépend ci am na foo xamante ne alamul misaal lay tudd am ci yenn mbir yoo xamante ne alamul barzax lay tudd am ci mbir yoo xam ne alamul maana lay tudd et cetera maanaam yooyu yëpp insha allah buñ ci yegsee dinañu ko daañ ko gën a gis te amaan nañu gën cee dugg ci ay teqantal beneen mbir bi nga xamante ne moom moo mat a bàyyi xel mooy ne nit la yàlla defal mu am àdduna yooyu yëpp noonu nit la ko yàlla defal mais leneen lu dul nit amee mu melut noonu leneen lu dul nit rek melut noonu moo tax ngay gis nit borom bi subhaanahu wa ta'ala def muy incarner melo yàlla yi maanaam nga gis melo yàlla yi mu leen di incarner ci anam gu mat wala ci anam goo xamante ne dañuy gis melom yu bari mu nekk ci biir même nit ki comme par exemple lu demee nekk alqudratu mooy kàttan nga gis borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy alqadir mooy ki nga xam ne mooy borom kàttan gu rëy gi mais nga gis keneen nekk qadir moom nga maanaam nekk borom kàttan mooy puissance xam nga nit dina am puissance dina am quwwa kàttan force doole maanaam force maanaam quwwa mooy doole wala boog gis ak dégg mu incarné ko nit incarné ak kaddu nekk koo xamante ne dafa am lu ñuy tuddee alkalaam maanaam mutakallim la day wax nga gis tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mu nekk koo xamante ne meloom yi loolu la et cetera maanaam kon meloom ay iraada maanaam namm volonté nit am ko et cetera maanaam kon moom àdduna yooyu yëpp nga gis maanaam muy ay meloy borom bi subhaanahu wa ta'ala yàlla daf ko jël ràng ko doomu aadama en réalité loolu nag moom mooy xilaafa dëgg ndax xalifa mooy ki lay wuutu ba pare di dox li ngay dox loolooy xalifa sinon lu dul loolu xalf la tudd mooy koo bàyyi ci ginnaaw noonu rek mooy la Alxuraan fa xalafa min ba'di xalfun am na ñoo xamante ne ñàkk maanaam danoo baaxoon ndeysaan nekk ci lu baax ni mais bi ñu fi jógee dañ fee bàyyi ci ginnaaw noonu rek daa am ñu fi baax maanaam ñu sàggane maanaam ñu réeral puso bi comme ni ñu koy waxee ñu réeral puso bi kon ñu dugg ci àdduna bu njëkk bi te moom mooy lan ar-ruh mooy mu ne ar-ruh ruh ruux day ar-ruuxu hiya moom nafxatun ab wol la nafxatul itlaaq wolu boyal gi la al muqaddasat gi nga xamante ne dafa set
yegg ci cet ak laab ak sellte gaayatu taqdis ci dayoog sellte maanaam ruux kon wolu borom bi la subhaanahu wa taala wahiyate moom ruux hadiyatullahi addiye yàlla la maanaam kadoog yàlla la minallah hadiyatul kado la addiye la minallahi bu tuggee ci yàlla taala aji kaw ji ila ahabbi jëme ci ki gën a sopp maxluqin ci mbindee fi la day ci fa moom te mooy nit wahiyate moom maanaam ruux doomu aadama yàlla gi mu ko jox ruuxam ruux boobu dalilun tegtal la ala ghayatul hubbi ci njombortal ak sofeel ci sopp gi mu ko sopp maanaam de manière extrême fa ruuxu ga xamal ni sa ruux de laysat nekkul mi ngi ko di tukkee ci yow de bal li fi nekk hiya moom sa ruux ruuxullaahi ruuxu yàlla la taala aji kawe ji comme ni ko alquran waxe ci sourate Nisaa aya 171 mu ne wa ruuxun ak ruux minhu bu tukkee ci moom yàlla fa man képp koo xam ne wahabaka jox na la ruuxahu ruuxam faqat dëgg-dëgg ahabbaka sopp na la gaayatal hubbi dayak sofel dëgg-dëgg nag sa ruuxam ku la ko jox sopp na la dayak sofel amma daal léegi nag nga ni waaw man sama ruux yàlla moo ko soufflé ci man souffle yàlla la c'est un souffle divin bu ñëw ci man waaw mais man lan moo ma wutaleeg yeneen mbir yi bu fekkente ne ñi ci des dañoo am ruux man dama am ruux ñi ci des am ruux lan moo ñu wutale mu ne la amma daal arwaahul malaa'ika de ruuxu malaaka yi wal jinn ak jinne yi wal xayawaanaati ak dundi gi mooy jur gi wa tuyuuri ak picc yi dégg nga fa hiya ñoom ñëpp arwaaxun ay ruux lañ yoo xamante ne maxluuqa dañ leen a bind ñoom yàlla da leen créé yow sa ruux suufulu yàlla la ci jëmmi boppam yàlla la sa ruux alors que ñeneen ñi muy malaaka jinne animaux yi ci des picc yi ñoom ñëpp yàlla da leen créé lay sa déet laa ñeel ko nasibun aw cër minal itlaq ci itlaq gi ñu doon wax ci chapitre bi weesu ñoom amuñu itlaq illimité illimitation absoluité infinité amuñu ko xalaqaa ñoom ñii ruux yi ñi yeneen ruux yi xalaqaa bind na leen allah bur yàlla taala aji kaw ji fi nuuri ci leer fa saarat mu daal di nekk moom ruux malakan malaka maanaam ruux bi kon yàlla daf koy bindee mu nekk ci leer à partir de leer nii mu bindiku mu nekk malaka mu def ko ruux mu nekk malaka wa fi naari mu bindee ko ci tàkk-tàkk fa saarat mu daal di nekk jinnan jinne ci tàkk-tàkk lañ ko bindee wa fi tiini maanaam mu bindee ko ci ban fa saara mu daal di nekk xayawaanan mu nekk ab njaay àll maanaam ab dundit wa tuyuran ak ay picc mbir mi noonu la demee donc kenn ku ci nekk dafa am matière boo xamante ne yàlla ci loolu lay bindee sa ruux foofa la koy bindee mu daal di nekk li nga doon ba mu des nit moom mooy nga xam ne moo am particularité ruuxam nekk lan nit moo am particularité yàlla def ruuxam mu nekk lan wol suuf bu tukkee ci moom maanaam mu nekk ruuxam moom yàlla moom la jox nit amma daal an nabataat léegi nag mu des lan moo des végétaux yi tuddagoo leen mooy gàncax gi amma daal an nabataat gàncax gi wal xayawaanaatul awwaliya ak dundit yi nga xamante ne ko di njaalbeen lañ maanaam mooy les animaux primitifs xam nga médusé lañ koy wax yaakaar na médusé méduse mooy ñi nekk ci géej gi voilà méduse ñi nekk ci géej gi am na ci animaux am na ci loo xamante ne moom ñoom amuñu en fait dañuy dund nii mais amuñu deret
waaw mooy méduse yi amuñu deret amuñu système nerveux amuñu yooyu yëpp mais dañuy dund subhaanallah ay xeeti animaux lañ moom lañu tuddee animaux primitifs yi boo leen gisee dañuy mel comme nii léeg-léeg sax mu am tàkk-tàkk yu génnee ci ñoom nii hein et cetera mais ca géej gi la ñuy nekk yooyu xeeti animaux nag ak gàncax gi mooy végétaux yi mu ne fa fii loolu nekk ne ci biir yooya xayaatun ay dund maxluqatun yu yàlla bind yàlla moo bind ak lu ñu tuddee la vie la faculté de vivre la def ci ñoom animaux yi ak kii ba maanaam animaux primitifs yi ak lan ak végétaux yi gàncax gi loolu yàlla dafa def ci ñoom faculté de vivre bi xayri ruuxin ci lu amul ak ruux wala xayaatin bu caaganuk dund en fait dund gii mu dàq ci ñoom mooy xayaatin hissiya la dàq ci ñoom maanaam ndax dafa am ñaari xeetu xayaat dund mooy xayaatin hissiya ak xayaatin numuwa xayaatin hissiya mooy dund goo xamante ne dama koy yëg dund gu may yëg am xayaatu numu moom mooy dundug lan màggaay ak sax ak yokkute gàncax gi ñoom seen dund googu la maanaam dañuy jóg dañuy gis boo koy arroser wala yooyu nga entretenir ko muy màgg di gën di évoluer di produire et cetera et cetera mais amul lan amul yëg-yëg kon dàq dund googu la dàq mais dàqul beneen dund gi nga xamante ne moom mooy bi ñu tudd sànq mooy faculté de vivre boobu nga xam ne da ngay tax muy màgg di gën a yëkkati kook yooyu loolu mooy benn loolu gisoon nañ ko ci masa bu ma juumul ci masala fiqhiya ci benn hadis ci bulughul maram waaw ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyun wa hiya hayatun fa hiya mayta hadisu kan la Abul Waqid al-Laythi radiyallahu anhu bu kan solo bu kan solo déedéet imam al-Bukhari imam al-Bukhari rahimahullah gisoon nañ ci masala yi aju woon ci xadis boobu ne boroom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuute ci médd lu ñu dagg ci bàyyi ma xam nga xadis bi loolu la lépp lu ñu dagg ci bàyyi ma muy dund loolu lan la médd voilà bul tontu numéro xadis yi ban numéro xadis la. mooy dernier xadis ci premier book bi la non mooy mujj bi ci suuf la nekk. numéro bi laay laaj. ah. du neuf yow ngeen ne ci bu mujj bi la bu mujj bi buntu bi yëpp ñaata xadis la woon. waaw nga ni bu mujj bi la ba ne ma neuf. 13 voilà donc xadis boobu gisoon nañ ci benn masala mooy tey su fekkente ne dañoo maanaam yi nga xamante ne ñoom dañuy dañuy dagg ci benn jur bu ñu ko daggee est-ce que xam nañ ñi medd la mais est-ce que dana làpp wala day nekk sobe boroom xam-xam yi rahmatullah am dañ cee wuute waaye wax ji nga xamante ne moom mooy boo gisee bi ñu kii wax ji nga xamante ne mooy wax ji nga xam ne moom mooy bu nootoon mooy bu Maliki rahmatullah alayhim mooy ne ça dépend ci lan ci ndax ban xeetu dund la li ñu dagg ci animal bi di dund ndax su fekkente ne yax lay dund yax la yooyu nga xamante ne ak der wala yooyu nga xamante ne daal boo ko daggee ci yaramu animal bi dana ko yëg bu boobaa loolu soo ko daggee kooku médd lay doon mais sobe lay doon maanaam kon sobe lay doon
amma su fekkente ne yi nga xamante ne ñoom boo ko daggee ci animal bi du ko yëg maanaam ak nit tamit lu demee nekke wey lu demee nekke karaw gi ah non ça dépend ci béjjén bi li ngay dagg ci béjjén bi am na lu muy yëg ci biir ak lu mu ci dul yëg ba ñu joxe exemple bi nga xamante ne boobu dafa am teqantal moom mooy dunq bu dee dunq la li nga xamante ne mooy bantu dunq bi kooku sobe lay doon bu dee medd la waaye am maa li nga xamante ne mooy karaw yi dunq gi boobaa du nekk medd du nekk sobe maanaam yooyu et cetera gisoon nañ ko loolu te loolu masala boobu mi ngi tegu woon essentiellement ci yan xeetu dund ñoo existé mooy ñaari xeet yi nga xam ne moom la ñu wax léegi nii maanaam ku bëgg am xam-xam il faut que ngay lan takk ngay mokkal soo dul mokkal moom comme le staff doon wax rek c'est bon nga dem jàppale jigéen ñi ci togg waaw parce que da ngay sonn rek soo dul mokkal moom da ngay sonn rek il faut nga am mokkal nga am tamit capacité d'analyse waaw et puis tamit foog ngay am maanaam nga ci waaw nga persévérer c'est-à-dire que affaire bi day metti début bi bu leen foog ne début bi da ngay ñëw rek affaire bi mokk mu yomb début bi du demee noonu da ngay jàng muy metti ngay jàng muy metti ba da ngay jékki-jékki affaire bi yàlla bu la ci defee leen fatfu nag day jékki-jékki rek ubbi ko nga daal di commencer loo dégg rek wala loo gis rek mu mokk ba pare dootoo ko fàtteeti mais début bi da ngay tàmbali muy metti di kii ngay jàpp affaire yi di kii ngay muy metti muy voilà maanaam noonu la. waaw ak di réviser parce que boo dul réviser da ngay fàtte même da ngeen di gis koo xamante ne day jàngale benn matière pendant des années muy jàngale benn matière mu toog quelques années jàngale wu ko bu da koy fàtte day fàtte matière bi. mais diw dañ koo sol bi ñuy dégg moom nag moom ni muy xëy. indil ma kenn ku ñu sol wala nga tuddal ma ni ma diw sàngam dañ kaa sol. man ba léegi nii dégguma dans l'histoire koo xamante ne dañ ñu diw sàngam dañ koo sol te mu nekk ku ñu ak ku avéré naam am na loo xamante ne jege na sol mooy yombal gi yàlla yombal nit ki xam-xam bi maanaam yombal ko maanaam mooy fatx bi ñu doon wax rek boo ko ci xësee ba am jeex na xam-xam bi dalay yomb lool comme ni yàlla yi defalee nit fatxu ci wërsëg alal nii da ngay gis nit koo xamante ne day dem ba nga xamante ne maanaam am alalam maanaam ni muy yombee ci moom day yéeme moom day jékki-jékki rek mel ni alal di daal maanaam lu mu laal rek affaire bi barkeel day investir ci lii affaire bi jur loo xamante ne moom sax mënu ko imaginer mu jël ci loolu investir ci leneen affaire bi jur lu gën a kéemaane encore et cetera mu nekk milliardaire léegi tey loolu tamit fatxu la rek loolu nag dëgg la mais du ñàkk moos benn xeetu effort bu nit ki di def parce que xam-xam yi maanaam mooy maalumaat yi maanaam mooy li ñuy xam les connaissances ci boppam du jóge du néant day am fu muy jóge di ñëw munul jóge du néant day am fu muy jóge te buy ñëw 5 sens yi nga am en tant que doomu aadama 5 sens nga am mooy li ngay mooy lan li ngay gis di mokkal di ko xam muy nekk xam-xam muy nekk jaar di dugg ci yow li ngay dégg boo ko déggee jàpp ko muy xam-xam mu dugg ci yow li ngay làmb di ko daj nga am ci yëg-yëg boo ci déduire mu nekk xam-xam boo jaar te muy so et cetera muy ba 5 sens yi jeex 5 sens yi moom ci ngay amee xam-xam mais xam-xam defu ko am ci ay waay maa bëgg am xam-xam waay ay waay xam-xam daal aka neexoon moom ma bari la ko way
ah loolu du tax am xam-xam ah. ah non xam-xam ñépp xam nañ ni kenn du ko doon lu dul spirituellement. loolu tax yenent yi alayhi salaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñun yenent yi nahnu ma'ashara anbiya la nuwarrisu dirhaman wala dinaran wa ma taraknahu sadaqa innama nuwarrisu ilman wal ulama warasatul anbiya faman akhadhahu akhadha bi hazzin wafir. ñun yenent yi alayhi salaam mu ne du ñu doon dinaar wala dirham bu lépp luñ fi bàyyi buñ génnee àdduna loolu sarax lay doon. li nu fi doon mooy xam-xam moom lañ fiy bàyyi nit ñi doon ko ci ñun. moo tax boroom xam-xam yi ñoom ñooy di doon yenent yi alayhi salaam képp koo xam ne nag jàpp na ndono googu na xam ne jël na cër bu rëy rëy. loolu tax imaamu Abu Hanifa ak imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhuma daan wax naan in lam yakun al ulama awliya lillah fa laysa lillahi waliyyun ala wajhil ard. bu fekkente ne boroom xam-xam yi nekkuñu ay waliyu yàlla li muy tekki rek mooy kon yàlla amul waliyu ci kaw suuf loolu la tekki parce que ñoom ñoo doon ñan yenent yi alayhi salaatu wassalaam ci li gën a màgg ci li nga xamante ne moo tax ñu ràññee leen ñoom mooy lan mooy téye diine ji récupérer jël ko jottali ko ci nit ñi de manière fidèle yenent yi alayhi salaatu wassalaam du loolu lañ fi doon def loolu ñan ñoo ko doon ci ñoom boroom xam-xam parce que ku amul xam-xam mënu ko loolu ku amul xam-xam doo ko mën c'est très simple moom loolu moom c'est simple te yenent ak wàlli amuñu doom ci deret amuñu ko li ñu am mooy ay doomi ruux spirituel fils spirituel rek la ñu am loolu rek la ñu am moo tax nga gis seen doomu deret yi bu ñu gaawee comprendre dañuy jël doom googu nga xam ne moom la leen jur ci deret ñu jël ko teg ko nële topp côté spirituel bi nekk taalibe comme ñépp sinon rek duñ jariñ yàlla maanaam mais léeg-léeg tamit am na beneen xeetu xam-xam bu ñuy am mais sauf que lu mat a bàyyi xel la point la maanaam bu mat a taxaw tuuti dafa am borom bi subhaanahu wa taala léeg-léeg mu defal nit fatxu ci maanaam li ñuy wax fatxul akbar sax mu nekk nit koo xamante ne yàlla daf koy def aarif billah mais bu mat sëkk ànd ak loolu comme li Sidi Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu bi ñu ko laajee ndax aarif billah day xam àtte sharia yi mu ne déedéet mën na ko bañ xam fatxu bi lu mu rëy mën na ko bañ xam ba mu des xanaa quelques masala léeg-léeg yoo xam ne possible na yàlla may ko ñenn ci aarif yi gën yaa mag lan moo tax parce que yenent yi alayhi salaam sharia xam-xam la bu yenent yi indi moo ëpp doole xam-xam bi wàlli yu di xam maanaam wàlli yu mënul xam lu tolloog li yenent yi di xam abadan yenent yi ñu ëpp xam-xam te yenent yi alayhi salaam bi ñu ñëwee sharia lañ indi moo tax ngay gis wàlli yu bu mag a mag a mag léeg-léeg juum ci question bu ndaw bu simple ci fiqh mais njuumte gu jéggi dayoo boo xamante ne dafay jaaxal sax ki nga xam ne moom ci boppam da nga xool ne mais nan la mën a juumee ci lii xanaa mais est-ce que kon wàlliyu la wala yooyu alors que pourtant si mais dafa jàngul te loolu mën na ko yóbbee comme li imam Ash-Sha'rani wax radiyallahu anhu mën nañu bëri ci wàllu yi foofu la ñuy tarxiise tamit après am dem ci dérive bi de bokk jaar yoonu alkande parce que ñu bëri dañ foog ne nit ki bu xasee ba am fatxu rek jeex na mucc na déedéet comme li Cheikh Abdou Aziz wax radiyallahu anhu léeg-léeg nit dina am fatxu tax mu nekk yéefir
mu ne am fatwu tax mu nekk juif mu am fatwu tax mu dem daal di tubbi nekk chrétien jàpp ne ñoom ñoo ne ci dëgg te fatwu bee ko yóbbee xam nga lan moom moo tax parce que jàngul sharia dafa am loo xamante ne lu essentiel la mooy xam-xamu sharia kenn du ko xamee ci ay ndax waa ji am na fatwa am na kii ak yooyu déedéet loolu may ko nit maanaam loolu nag mën na ko yombalal nit maanaam mën na tax ba nit ki bu koy jàng di ko acquérir ak yooyu mu yomb ci moom ak ba pare mu am pouvoir de discernement bu mag bu ko yàlla defal ndax li alquran ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqaanan ku ragal yàlla yàlla dana ko defaral furqaan mooy capacité de discernement maanaam muy mën di seetantal di teqantal di mën di xàmmee mais du tax nit nekk boroom xam-xam loolu moom moo tax même lu wàllu yu fort question bi bu dee moom fiqh wala hadith wala ay usul wala yooyu jàngu ko non moom mënuñu ko laaj parce que xamu ko mënuñu ko laaj loolu du l'intérêt tàmbalee ci xam-xam yi nga xamante ne ñooy xam-xamu sharia yi xoolal histoire nitu yàlla yi ñu mag ñëpp presque ñoom ñëpp presque seetlu leen luñ lan la ñuy wax seen histoire ba ci Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu lan la ñuy wax bi mu amee nangami at fekk na ko ci xam-xamu sharia mu am ci nangam bi mu kiiwee nangam yooyu ngay dégg jaar na ci sëriñ diw mu jàng fa nangam ak nangam après daal ne ginnaaw ga nag ci la ambition moom yëkkati ko mu dem seetu di nitu yàlla yi voilà ok mais bëgg a tàmbali rek attention imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu mu ne ñu bari fi ñuy jaaree ci yoonu alkande ci biir nit ñi nga xam ne dañuy dem sax ba am fatxu ni mooy le fait que ñuy gis par exemple lu xaraam ñëw nii ñoom le fait que comme seen fatxu bi daf leen wan ne leen lii ci yàlla la jóge ñoom dañuy duñu xàmmee entre li xaraam ak li dagana laal ak li daganuta laal li dagana approché ak li daganutal approché ñoom dootuñu ko xàmmee parce que dañ jàpp ne lépp ci yàlla la jóge fekk yàlla tere woon na leen ne ci luwaawam yi mooy ci sharia ne leen lii waru leen ko laal loolu moom moo tax jàng sharia rek jàng xam-xam bii zahir yi hadith fiqh tafsir usul aqida yooyu noonu moo leen ci mën génne buñ ko xamul dañuy laalaate après ñu am problème bu dul jeex donc loolu lu mata bàyyi xel la te ci kaw loolu moom moo tax ngeen di gis mais wala yu bu mag a mag wax loo xamante ne ci sharia boo xoolee ñi ko gën a mag te gën ko ëpp koo xam-xam même ci wàllu côté yépp dañuy wax contraire loolu booy xool waxu borom xoom yi nitu yàlla yi ñoom ñëpp boo leen di xool di remarquer li ma leen wax loolu ñàkk a seetantal ñàkk a yàgg bari luy gis waxu wàllu yi rek mooy tax ngay mën a sikki sàkk ci li ma wax nii maanaam boo ci yàgg seetlu dara tuuti rek di nga xam ne ñoom léeg-léeg ñu wax loo xamante ne dalay leer ni kii li mu wax xamu ko kii li mu wax ni xamu ko parce que ñu ko gën fort gën ko kawe gën ko yëgiti ko daraja ñoom li ñu wax dafa wuuteeg moom li mu wax lan mooy indi loolu nga gis ni kii taalibe bi lii la wax sëriñ bi wax li te ñoom ñaar ñëpp ay wàllu yu yàlla la ñu am fatwa lan mooy indi loolu benn explication la am mooy kii daf ko gën fort kenn ki daf ko gën fort ci xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam yu base yi te yooyu ñooy doxal diine yooyu ñooy tax diine di avancer yooyu ñoo tax nit yi di maanaam yàlla mission loolu la lay laaj xoolal imaamu moo tax wax ji Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu waxoon ne iza sami'tum anni hadithan fazinuhu bi shar'i fa in waafaqa faxuduhu wa in xaalafa fatrukuhu su fekkente ne da ngeen di dégg benn kàddu bu tukkee ci man na ngeen ko teg ci balance sharia su dëppoowee ak sharia ngeen jël su dëppoowul ak sharia
ngeen teg ngeen bàyyi ko wax jooju bi ko Sidi Ahmed Sukayri radiyallahu anhu di ñu koy expliquer dane loolu wax jooju Sidi Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu mooy li nga xam ne képp ku ay nit topp dafa première dafa ràññeeku ci nga teel leen xamal wax jooju ba pare nga dugal ko ci seen bopp bu baax wax jooju mu ne parce que boo seetloo moom la ñu solowee ci ñoom imaamu Malik imam Ash-Shafi'i imam Abu Hanifa imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp ñuy wax naan comme par exemple li siiwee ci imam Shafi'i te ñoom ñëpp wax nañ ko mooy lan mooy idha sahha al-hadith fa huwa mazhabi su hadith bi wéree loolu mooy sama doctrine mooy sama mazhab mu ne su ma dee dund mooy sama mazhab su ma demee tam ba génn àdduna sax mooy sama mazhab maanaam mooy dellu si naaj sama wax ni loolu ak tamit li imaamu Maalik rahmatullahi alayhi nee na kullu qawlin fa fiihi maqbulun kullu kalaamin fa fiihi maqbulun wa mardudun illa kalaama saahiba haadhal qabr képp ku mun a wax waxam am na luñ ci mën a nangu am na luñ ciy mën delloo ba mu des waxu borom bàmmeel bii sallallahu alayhi wasallam moom rek mooy ki nga xam ne moom lu mu wax rek automatiquement noonu la keneen ku dul moom léeg-léeg nga wax fekk wax ji du nekk noonu ak ku mun doon ak ku mun doon te loolu imaam Maalik wax moom imaam Abu Hanifa ak ñoom ñeneen ñëpp loolu lañ wax ñoom ñëpp loolu lañ wax te ñooñu ñëpp boo leen boolee ñoom seen wax yooyu yëpp day tegtale leen Sayyid Ahmed Sukayri radiyallahu anhu daan ne loolu boo gisee ñoom ñu tudd wax c'est parce que ñoom dañ leen a xamee ci ñuy wax ci di def ay fatwa di wax ci wàllu diine loolu moom moo tax mais sinon du wax ji rek la seen jëf tamit noonu la mel c'est pas parce que lu ñu def rek noonu la parce que mën nañ juum niñ mën a juumee ci wax noonu lañ mën a juumee ci jëf te du wàññi dara ci seen cër bi ñu am ci yàlla loolu tamit beneen affaire la mooy da dul wàññi dara ci seen cër bi ñu am ci yàlla loolu tamit lu ma ca ràññee la c'est pas parce que nit ki dafa juum tey ci benn masala nii rek que ni ndekete waa ji fi ma ko tegoon yéegu ba ndekete xamul dara wala ndekete moom amul fat wala ndekete kayawul ci wàllu yàlla déedéet parce que yàlla rek moom moo mat ñi ci des ay mbindeef leen dañuy am ak matadi gu dugg ci ñoom kenn rek mooy ki nga xamante ne moom mat na te lépp lu mu wax noonu la te wax yëpp dañ ko war a di delloo ci ay waxam moom muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam keneen ku wax lu mu munti wax lu wax ji rëy rëy lu mu munti doot dañuy seet rek ndax dëppoo na wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu dee dëppoo na ñu jël bu dëppoowul ñu jël ko teg nee waaw tegal ko noonu waaw ne ko waaw nañ ko bàyyee jeex na imam Abu Hanifa xoolal li mu wax rahmatullah moom ni mu ko waxee daf ni idha xaalafa qawli qawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam fadribu qawli bi hadha al-hayy su fekkee ne sama wax dafa wuuteeg wax yéen saa saa jël leen sama wax ji ngeen dóor ko ci miir bi ah voilà et cetera maanaam daal ci gàttal li nga bëgg a wax foofu moom mooy booy seetlu léeg-léeg loolu moo tax warul jaaxal kenn lan moo tax nitu yàlla bii wax lii keneen ñëw par exemple wax leneen ci kii bu doon woon lu ñuy bañ di tudd tur nii doon nañ joxe ay exemple yu leer ci question bi ñuy wax nii ci question yi nii mais que ni léeg-léeg benn nitu yàlla wax benn affaire beneen nitu yàlla bu gën foor wax leneen wala keneen ñëw wax leneen mais alors qu'en réalité boo delluwaatee mbir bi da ngay gis ne wala léeg-léeg ñuy jàpp benn wax xoolal subhaanallah am na masala yoo xamante ne te pourtant wàllu yi liñ bëri lu ñuy wax da ngay gis ne daanaka kenn rek ngay gis ne moom moo ko ci wax ji leer wax ju jub comme par exemple masala aaya bi kii xadis boobu li muy tam unzila al-qur'an ala sab'ati ahruf al-qur'an dañ ko wàcce ci juróom-ñaari xaraf aaya xadis boobu gars yi wax nañ ci lu ne wëlbati mbir bi façon interprétation bu ne ñu indi ko ci même nitu yàlla yi lu ñuy fort da ngay gis ne dañuy wax après
Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu kese moo ñëw firi ko firi bu jaar ci moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu bi ñu ko laajee dañ ni wax ji mooy li Cheikh Abdou Aziz Dabakh wax radiyallahu anhu loolu mooy firi mi jeex na waaw. xoolal tey par exemple affaire ahlul fatra hukmu ahlul fatra maanaam mooy ñi nga xamante ne dañoo ñëw ci période bi nga xam ne yeneen yi nekkuñu fi seen àtte lan mooy seen àtte ci wàllu sharia maanaam ci yawmal qiyaamati lan mooy seen àtte da ngay gis gaa yi wax nañ ci ñiy wax lii ñuy wax li ba léegi da ngay gis ay nitu yàlla sax ñu ñëw ci ginnaaw ni wax yoo xamante ne mais da ngay gis ne wax ji dëgg mooy li Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu wax ci teqantal bi mu indi ci catégoriser leen teg leen ay catégories ça dépend bu dee kii lii bu dee kii lii bu dee kii lii maanaam catégoriser leen ba pare nga gis li mu wax dëgg boo koy gis ne da nga xam ne waaw réponse ba kii mooy tontu et cetera ànd ak ne loolu wàññiwul dara màggaayu ñeneen ñi ci des wàññiwul dara seen màggaay yaakaar naa parenthèse bi ñu ubbi woon foofu doy na mëneef na ko tëjaat mais gis nañ ni parenthèse boobu mënul woon ñàkk dégg nga kon lan gàncax gi ak dundit yooyu nga xam ne ko jug njaal bi mooy animaux primitifs yooyu ñoom kon fa fiihaa dafa nekk seen biir xayaatan dund maxluqatan bu yàlla bind dégg nga wala ruuxa fiihaa waaye amuñu ruux ci seen biir kon yàlla dafa bind waaw non aljamaadaat lañ ci lañ yemoon waaw kay kon dama juumoon sax man mi ma waxee maanaam kon dund dàqul dund gi mais kon ruux moo ci amul wajaal naa mu ne alxuraan nee na moom la alxuraan di juñ surtout Anbiya aya 30 mu ne wajaal naa te def nañ minal maa yi ci tukkee ci ndox kulla shay'in bépp mbir boo xam ne xayin la dund la maanaam ñoom ci ndox la ñuy dunde boo xoolee ñooñu ci ndox la ñuy dund bu ñu génnee ndox dootu ñu dundati niki noonu gàncax gi bu ñu ko roosewut amul ndox da ngay gis ñuy lax di lax ba dee kon ñoom yàlla dafa def ci ñoom dund mais amuñu lan amuñu ruux amma ndaal aljamaadaatu maanaam jamaadaat mooy li nga xam ne du dund jamaadaat mooy waaw mooy inanimé quoi waaw lu chose inanimée waaw mais xam naa ko wax ci wolof mooy lu dund daal lu voilà mooy les choses inanimées en tout cas ñoom fahiyee ñoom musabbihatun aji sàbbalan bi hamdillah ci sant yàlla taala aji kawe ji bi ghayri ruhin ci lu amul ruux wala xayaatin du caageen dund amuñu ruux amuñu dund walakin waaye nag bi tasxiirin ci tàggat ilaahi yi gay ko jóg buur yàlla wa imdaadin ak tëbb rabbaani yi gay ko jóg borom bi subhaanahu wa ta'ala kon ñoom noonu la ñuy def c'est-à-dire que yi nga xamante ne ñoom ñooy choses yi inanimées yi ñoom foo leen fekk fu ñu nekk ñi ngi sàbbal yàlla di ko sant waaye amuñu ruux amuñu dund amuñu vie waaye nag sàbbal googu ñuy def kon ci nan lañ koy defee parce que bala ngaa sàbbal xanaa waroon na mën a dund wala am ruux ñu ne déedéet mu ne déedéet dafa fekk ne yàlla moo leen tàggat noonu man administration divine la dégg nga ba pare tamit imdaad mooy alimentation comme courant bi ni muy alimenté dara noonu boo xam ne rabbaani ko jóg borom bi la maanaam borom subhaanahu wa ta'ala wala moo tax ñoom ñii am nañu yii nii choses yi am nañu zahir dégg nga zahir mooy lu feeñ wa haqiqa ak dëgg-dëgg nañu doon mooy réalité dégg nga fa zahiruha seen la feeñ ci mbiri mooy haythu naraha ni leen di gisee comme lii ni ma koy gisee nii lii mooy zahir bi wa haqiqatu waaye xam dëgg-dëgg na mu nekk nag hiya mooy ne moom al musabbihatu aji sabbal la bi hamdillah ci di sant yàlla taala aji kaw foo ko fekk mu ngi sabbal di sant yàlla loolu mooy réalité kon ñu def récapitulatif ci wàllu boobu kon ruuxu doomu aadama lan la voilà suufu lu borom bi la subhaanahu wa ta'ala kon ruuxu yàlla la bu mu wal ci mbindeef après mu des lan malaaka yi
ak jinne yi ak dundit yi mooy animaux yu jur gi ak lan ak picc yi ak les choses inanimées. déedéet waaw picc yi ci animaux yi lañ mais comme noonu ko alxayawaanaat xam naa dafa wax animaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci di dox ci kaw suuf ak animaux yi ak ñi nga xam ne dañuy naaw pour différencier leen ñooñu lan la ñooñu seen ruux dañ ko lan dañ ko bind bu fekkente ne ci tàkk-tàkk lañ ko bindee mu nekk lan déedéet waa jinne bu dee ci leer la mu nekk bu dee ci ban la mu nekk picc yi ak dundit yi maanaam ak njaay àll yi baax na léegi mu des la ñan végétaux yi mooy gàncax gi ak animaux primitifs yi mooy ñoom lan lañ mooy comme méduse yeeg yooyu ñoom lan lañ ñoom dañuy dund waaye amuñu ruux yàlla moo def ci ñoom dund subhaanallah allah c'est comme si yàlla daf ñuy won ne moom mën na def dara di dund sans mu am ruux maanaam façon bu ko neexee lay dunde bu amee ruux maanaam boo foogee ni ruux bi moo tax muy dund mu ne la déedéet man maa tax muy dund moo tax mu am ruux xam nga bañ am ruux sax day dund subhaanallah ah dégg nga mais dañuy dund ñoom yàlla moom lay dund ci ne ndox day sabab la ci dund ndox sabab la ci lépp dund moo tax même nit ki buy jàpp bu waree julleek yooyu xataa ndox moo tax le fait que muy gis comme ni ñu ko gisee woon bi ñuy jeexal ko ci boobu téere baabul mi yaax bi maanaam même ndox day gis borom subhaanahu wa ta'aala sab maanaam li tax mu yoonal ndox sax ci ñu war a jàppoo ndox sangu farata ndox et cetera yooyu yëpp da ngay gis secret boobu le fait que muy dundal ni muy dundalee yaram noonu lay ni muy dundalee gàncax yi yooyu noonu lay dundalee ruux tamit am na ci ruux voilà dégg nga léegi ak lan moo ci des mooy jamaadaat yi mooy les choses inanimées ñoom lan amuñu dund amuñu ruux mais nag ñi ngi lan fuñ toll dañuy sàbbal borom subhaanahu wa ta'ala dégg nga fa ruux al manfuxat bi nga xam ne moom lañ wal fil insaan ci doomu aadama nag moom muqaddasatun lu sell la mutlaqatan luñ doyal la maanaam kon moom sanctifié la ba pare absolu la dafa am absolu infinité la tasma'u du dégg illaa lu dul lil itlaq ñeel li nga xam ne moom mooy itlaq bi mooy liñ doyal maanaam yàlla rek kon ruux doomu aadama yàlla rek la amal affaire amul affaire rek leneen la yastati'u moo tax du mën a am kàttan ixtiraaquha ci xar ko maanaam ba dem ba am accès ci moom malakun malaaka muqarrabun bu jegeñ yàlla malaaka bu jege yàlla sax mënul xam fan la sa maanaam mënul am accès ci sa ruux amu ci benn amul rapport wala seytaane du tàggeen seytaane mala'un bu ñu rëbb seytaane lu mu foor mënul loolu tamit fay yo moom ruux la tasma'u du dégg illaa lu dul minallahi tukkee ci yàlla ta'ala aji kaw ji moom yàlla rek lay amal dialogue saa su ne moom lay wax fu mu toll jeex na ci fan fi alamul axfa moo tax amaraha digal na ko ta'ala aji kaw ji yàlla daf koo digal antumit da ci mu tëbb maanaam mu alimenté al jisma yaram bi wan nafs ak bakkan wal qalba ak xol wala aqla ak xel bi sibghatil hayat ci cuubu gañu tuddee dund cuub xam ngeen cuub tent waaw kay voilà gi ñu tuddee dund moom la yàlla wax ne ruux aca alimenter yaram alimenter xol alimenter bakkan alimenter xel mu alimenter ko dégg nga moom la Alxuraan di tudd ci suratul Baqara aya 138 ne sibghatallah cuubug yàlla ngoom wa man ahsanu ana kan moo gën a rafet minallahi ci buur yàlla sibgha ak cuub dégg ba mu ko waxee loolu fa fa'alat ruux daal di def daal di exécuté wu kon ar ruux nag fiihaa nekk na ci ruux kullu shay'in bépp mbir fiihaa nekk na ci biir ruux aljannatu àjjana wan naar ak safara sa ruux lépp ngi ci biir àjjanaa ngi ci biir safaraa ngi ci biir wal lawhul mahfuz mi ngi ci biir wal qalamu xalima bu yàlla bi muy bindee lépp mi ngi ci biir wa dunya adduna bi yëpp mi ngi ci sa biir ruux wal aaxiratu alaaxira yëpp mi ngi sa biir ruux yow doomu aadama fiihaa nekk na ci sa biir ruux rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci sa biir ruux kayfa la ana lu tere loolu mën a nekk
wahiyate fekk moom ruux maanaam yow doomu aadama sa ruux mir'atullahi mooy seetu yàlla reflet yàlla la seetoom la bal li fi nekk sax allah kon da ngay gis ni yàlla sax fii haa mi ngi ci sa ruux yow mooy seetu bi tey bu ma toogee seetu bu ma jàkkaarloo ni seetu bi ki nekk sama seetu est-ce que man maa ngi ci biir maanaam sama reflet mi ngi ci biir noonu bu ma toogee damay gis sama bopp ci biir seetu bi kon man maa ngi ci biir en même temps maanaam sama reflet voilà loolu lay tekki ne yàlla moom mi ngi ci biir mi ngi sa biir ruux yow fa kullu ma lépp loo xam ne taraahu yaa ngi koy gis fil manaam ci ay gént yaa ngi nelaw gént innama li am ba des mooy taraahu yaa ngi koy gis min daaxili ci sa biir ruux ka sa ruux ci sa biir ruux nga koy gisee xam nga boo tëddee di nelaw yow bougé wu li ngay gis ci biir gént gi yëpp en fait ci sa biir ruux nga koy gisee laa min xaarijiha nekkul ne da nga koy gis ci biti de du caage ne ci biti nga koy gisee ante yow taraa da ngay gis allah bur yàlla allati bi nga xam ne bi daaxilika mi ngi ci sa biir wal jannat ak aljanna allati bi nga xam ne bi daaxilika mi ngi ci sa biir booy gént de gént àjjana yow sa àjjana bi nekk sa biir nga gént yàlla nga gént gis yàlla ci bi nekk sa biir roox nga gis et cetera bi nekk sa biir nga gis wan naar safara booy gént safara tam allati moom safara allati bi nga xam ne bi daaxilika mi ngi ci sa biir la wa rasulullahi booy gént yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax yaa ngi gént yonent bi sallallahu alayhi wasallam allati bi nga xam ne bi daaxilika mi ngi ci sa biir ruux yow mi ngi ci sa biir moom nga gis fal kullu lépp fii ka ci yow la nekk wa minka ba pare tukkee ci yow maanaam lépp ci yow la nekk mi ngi ci sa biir ba pare tukkee ci yow moo tax mu indi bayit boobu xam nga loolu lii moom mooy liñ gisoon ci lan ci kunuzu xaqaaq yi ne maanaam ci xaqi kii xekma bu ibnu Ata'illah bi rahmatullahi alayhi bi mu naan innama wasi'akal kawn min haythu jismaniyatak wala mu yas'aka min haythu rawhaniyatak adduna bi boo gisee moo la gën a yaatu mais loolu mooy bu ñu xoolee sa jëmm physique bi corporel mais bu ñu xoolee ci sa côté ruux déedéet yow yaa gën a yaatu adduna bi Seydina Ali bi bayit bi Seydina Ali moo ko wax mooy wa tazamu annaka jurmun saghir wa fikam tawal alamul akbar wa tazamu yow dangaa njort dangaa foogee nee annaka ne yow jurmun ab jëmm nga saghirun bu ndaw yow loolu nga foog waaye wa fii ka fekk na nekk na ci sa biir intawaa la tëxañoo maanaam la compressé woo al alam adduna al akbar bi gën a màgg adduna bi gën a maanaam ci sa biir la nekk compressé wu foofu mooy sa rox qaala wax na sallallahu alayhi wasallam yent bi nee na lam yabqa desul ba'di sama ginnaaw mi mubasharatin ci luy bégalaate yoo xamante ne an nubuwa bokk na ci nubuwa di ci yeneen prophétie illaa ba mu des ar ru'ya gént as-salihatu bu baax allati bi nga xam ne yaraha dana ko gént ar rajulu góor nit as-salih bu baax aw wala boog turaalahoo ñu géntal ko loolu moo des ci annonce de bonne nouvelle yi nga xam ne ñoo bokk ci prophétie looloo ci des muy wax ne rawahu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dégg nga mu ne wax hada kon lii bi masabatil wahyi dafay taxawaayu wahyi kon boo ko xoolee kon comme que ci révélation yeneen ci doon jot la benn partie la ci kon dafay taxawaayu wahyi haythu tara ci anam gi nga xamante ne au moment où yaa ngi tara da nga gis fi naw mi ci gént min al-lawh yaa ngi gisee ci lawhul mahfuz alladi bi nga xam ne bi daaxilika moo nekk ci sa biir yow yaa ngi gisee ci lawhul mahfuz booy nelaw ngay gént yaa ngi gént mais bi ngay gént li ngay gént ñu la koy wax maanaam muy gént gu maanaam annonce de bonne nouvelle buñ la gisal wala boo gisal sa bopp loolu bi nga koy gis yaa ngi koy gisee fan ci lawhul mahfuz mais ban lawhul mahfuz bi nekk ci sa ruux ci sa biir yow boobu la maakaana nekkul woon nekkul loo xam ne masturan lu nëbbu la anka wëllif la nëbbuwul ci yow fa hunaaka foofee nag ittisaalun am na ak jokkaloo mustamirrun bu sax bay na diggante aalamayil ghaybi ñaari àdduna yaa ñoom kumpala wa shahaadati ak
maanaam li teew maanaam mooy le monde intangible ak le monde tangible le monde invisible ak le monde visible le monde palpable ak le monde impalpable le monde accessible ak le monde inaccessible maanaam ñaar yooyu ñaari àdduna yooyu am na jokkaloo gu ci am dégg nga innahu ndax moom mooy lan aalamul ruux mooy àddunay ruux fii bu'din aaxar moom ci beneen xeetu sori la ghayra aalamil maddati nga xamante ne nekkul àddunay yaram maanaam àddunay matière parce que ñun dafa am loo xam ne àddunay matière la mu am loo xam ne àddunay ruux la loolu moom moo tax ñoom ñaar nag dañuy jokkaloo saa su ne moo tax booy gént soo tëddee di nelaw da ngay gént da ngay commencer nag nga gis commencer sa ñaari àdduna yooyu di jokkaloo àdduna matière bi ak bu ruux bi ngay mën a gis ci sa matière maanaam ngay mën a gis li nekk ci sa ruux maanaam yi ngay gis yëpp léeg-léeg sax nga gént nekk ci dégg nga tabarkalla moo tax mu ne la taraaka da ngay gis sax sa bopp fi naw mi ci nelaw tawum ngay nekk di sang wa tasbahu ak di féey wa anta te yow laa ta'arifu xamuloo alawma maanaam mooy ak cangaay maanaam di sangu ci géej yooyu wa sabaxa wala sabaxa du caageen ak féey yow mënoo féey xamoo maanaam beñaat ak noix ak yow xamoo ko mais ngay gis sa bopp ngay féey di nekk ci géej wala ci piscine bi loolu musuñu ko gis loolu gaa yi gént waaw natation ak beñaat léeg-léeg nga gis di ko def te yow xamoo ko mosoo koo def yow Kajoor nga dëkk sëñ daal waxat léeg-léeg taawumu léeg-léeg ngay sangu sax ngay gént di sangu wala tabtal te da ngay gis ne tooyoo maanaam nga gént sangu ba pare ci biir gént gi nga gis ne tooyu ma mais bizarrement tooyu ma ci biir gént gi léeg-léeg mu dal la watatiiru léeg-léeg ngay naaw sax ngay gént di naaw wa anta te yow laa taarifu te xamuloo ak tayaraanu naaw munoo naaw wala loolu du am wala du léeg-léeg nga gént di def ay affaires yoo xamante ne en réalité xamoo ko munoo ko wala kenn musul gént lool gént di def loo xamante ne en réalité dans la vie réelle li munu voilà gént doon wala gént di dawal oto fekk yow aw moo permis bal voilà wala gént takk ñaareel yeewu saa waay gis na mbir yi saa waay wuute na ak li xew wala gént di for xaalis bu bare wala waaw dégg nga kon nag fa naw mu nelaw moom wat duxulu ak dugg fii aalamil xayaali ci aalamul xayaal mooy monde de la fiction wal xayb ak kumpa mooy monde de l'intangible de imperceptible impalpable inaccessible huwa moom bi masabati shajine maanaam dafa taxawaayu ki nga xam ne moom mooy moteur di dawal wala dawalkat wala shaahin wala yashhanu moo xam ne day dawal bi tayaarati ci pittaxu wala boog avion wu ruux ak sa ruux moteur bi dawal sa ruux tey su ko defee tazallu mu kerlu anwaaraha leeram maanaam mu mujj doon anwaaraha leeram ya muttasilatun di aji jokko bi rabbiha ci boromam subhaanahu wa ta'ala
kon sa ruux loolu la ah léegi nag après bu waxee ci wàllu yaram ak kii bakkan ba pare dina wax nag lien bi nekk entre ruux ak yaram ak bakkan loolu après beneen lien la waaw kon xam naa ñu yem foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin